Senghor soxna sa njiitu réew ma woon mu Sénégal di Léopold Sédar Senghor daal dina génn àdduna niki tey jii ca Tugal daa ngeen ci dégg seedep Moustapha Niass di kenn ci koo xam ne nii soxna si dénkoon ni ko ni bëggoon na bu génnee àdduna ñu denc ko fii ci Sénégal ci wetu borom këram di Léopold Sédar Senghor. saxaaruk courant gi di maanaam TER bi nguur gi sàmmoon ak app yëpp di gis-gisu Mountaga Sy directeur général bu APIX liggéey bi ba muy door ak léegi date yu am solo yañ ca jàpp daa ngeen ko dégg ak kii di Mountaga Sy di directeur général bu APIX. Seydina Fall Bougazeli dañu ko war a jëli fa mu nekk par la force daal di ko yóbbu ci kanamu ko lii di takk der yi ngir ñu déglu ko di gis-gasu Iba Bari Camara moom professeur bi jëm ci wàllu ko droit pénal da ngeen ko dégg ci biir xibaar yi. ci wàllu ko yoon ba léegi Fatimé Abra di soxna sa Hissène Habré di wéy di ñaawlu ba léegi wér gi yaramu ko kii di borom këram mu ni ci jamono ji dafa am damm-damm ci loxo ak ndijoor bi da ngeen ko dégg ci biir xibaar yi. tey ji avocat yu Hissène Habré demoon ca prison ngir bëgg ko seet waaye loola dafa mujj gàntal da ngeen ci dégg Pape Balla Gueye. tàggat yaram dañ ci ànd ak Abdou Diouf Junior tour du web ak Baye Assane Diaw en classe tollanti gi ak Alaaji Ndiogu Diène bonne santé invité gan gi di Mountaga Sy directeur général bu APIX mu seq waxtaan ak Makumba Bey dal leen ak jàmm. Abdou Thiam moom moo nekk ci machine bi nañ leen ko waxee ca bopp Colette Senghor daal dinay dëddu ni ki tey jii ci juróom-ñeent fukki atam ak ñeent ca France ca Normandie Verson dëkk ba nga xam ni fa la fekk baax loolu nag nekk loo xam ne nii ñenn indi nañ ci seen ay seede ku ci demee ni Amady Lamine Senghor mi jiite lii di fondation Senghor waaye tamit Moustapha Niass njiital assemblée nationale moom nga xam ne sax bokkoon na ci kenn ñi nga xam ni soxna si mujjee na leen dénk ni leen bëgg na bu faatoo ñu rob ko fii ci Sénégal ci wetu borom këram dem si yàlla Léopold Sédar Senghor Makumba Bey. Colette Senghor faatu na ca France ci altine ji ca këram ga nekk ca Verson ca Normandie. Moustapha Niass président de l'Assemblée nationale ku ko xamoon la. ku mel ni moom nag bu demee li ñu mën a seede ci moom moo di ku jege woon borom këram la te jege boobu ci la jegee Sénégal ba bëgg Sénégal wax dëgg yàlla ak réew ba nga xam ne fa la juddoo màggee fa muy France buggam Sénégal moo tax moom mu d'accord nag borom këram ne bu ko yàlla moomee nañ ko indi Sénégal ñu denc ko ci dend ak borom këram ak doomam Philippe Senghor loolu yaakaar naa ne wane na ne mu ngi nii gaañoo France mais moom waxoon na ne te ñi ko waxoon ci laa bokk man mii ne bu ko yàlla moomee nañ ko indi ci dend ak borom këram ak dend ak doomam. taalifkat bii di Amadou Lamine Sall itam jàpp ni moom bu fekkee indi nañ ko mook Senghor ak Philippe yëpp dañoo war a ànd dem Joal. li ma bëgg a ñaan la famille Senghor li ma bëgg a ñaan mooy li Colette waxoon mu ne bés bu ko yàlla génnee àddina nañ ko yóbbu Joal nañ ko denc Joal moom ak jëkkëram ak doomam yi nga xam ne ñu ngi tëdd fii Bel Air kon nag loolu Senghor daf ko yàggoon bëgg waaye bi mu gaañoo Colette dafa ne nañ ko denc Dakar. àllarba ji ci la waroon a matal nag juróom-ñeent fukki atam ak ñeent ndax ñaar fukki fan ci weeru novembre 1925 la juddu lu mat juróom-benni at a ngi nii nag aw yaramam sutaate lool. ci xibaar yu jóge ci meeru Verson bi nga xam ni séq na ci waxtaan ak sunu naataango ya nekk ca France di France Bleu fukki fan ak juróom-ñett ci atum 1957 ci la ñu ko mayoon Senghor booba jamono député la woon ca France. ak RFM kumba tàggoon ak yéen. Saalum ñetti néeg la loolu kenn dootu ko laam-laamee waaye TER bi bu ñu sukkandikoo ci Mountaga Sy di directeur général bu APIX ñetti date la moom njiital APIX di xam ne ni liggéey bi app yañ ca waroon a jël yëpp yemb na te mu ni date yooya bokk na ca fukki fan ak ñeent ci weeru ko janvier ga nga xam ni ba ci njiitu réew mi duggee beneen bi di fukki fan ak ñeent ci weeru ko ci atum 2019 nga xam ni ci la ñu teg station électrique bi waaye tamit fanweeri fan ci weeru ko novembre bi nga xam ni ci la ñu samp lii di passerelle yi loola mu yëkkati ko ni ki tey jii dañ koy dégloog Makumba Bey. dox daje bu njëkk bi mooy 14 janvier 2019 projet yu mel nii fu ñu ko mën a dawalee ci àddina bi day am ay dox daje yi naan jalon wala rendez-vous 14 janvier 2019 président Macky Sall jël na train bi jógee Diamniadio dem ba Dakar mu taxaw Rufisque taxaw Colobane train bi daw ci anamu électricité daw ci aussi si Diadiel 14 juin 2019 ñu ñëw aussi dox daje Sénégalais yi ngeen teg ci seen bët ñu gis sous station électrique bi boo xam ne moom mooy jox train bi 25 000 volts mooy fukki ak juróomi train yi président Macky Sall indi ci projet bi dafa bëri doole. 30 novembre bi ñu jëm ku xool point yi fu mu ñu tolloon
ak fu ñu toll tey pont yu bëri yu ci bëri pare na kaay ñu ngi koy commencé di utiliser. continuer ci loolu nag commencé jël train yi di def ay tests. kon 30 novembre yëpp pare pont yi. 30 novembre li ñu naan masse critique d'ouvrage de franchissement sera livré loolu laa waxoon. suñ fa jógee nag jógu ni fin décembre war a pare lépp après nag train yi commencé dem tant que loolu amaguloo ko munoo xalaat leneen lu dul il faut nga jaar ci certification projet bu ni mel du loo xam ne da ngay xëy rek jënd ñëw dugal que ci population yi avant ngay naan da ngay jaay nit mu jënd ticket nga dugal ko ci train il faut que mu am certification parce que ay affaire question de responsabilité la. moom Mountaga Sy di directeur général u APIX moom mooy nekk suñu gan ci njeexitalu xibaar yi mu seq waxtaan ak Macoumba Beye wàlluk saxaaru courant googu di TER bi ci la ñuy des ak jëwriñ ju njëkk ju France Édouard Philippe daal di rafetlu bu baax a baax liggéey gi ni ki tey mu amoon doon fa amal ab visite de chantier nee na la mu gis daal nekk na ab projet boo xam ne nii daal liñ koy gis ci àdduna bari wu fi lool mu xamle sax ba ni lam ca gis ci wàllu xarañ ak technologie gisu ko sax sa réew mu fekk baax di France Édouard Philippe dañ koy déglu ci micro Macoumba Beye. C'est un projet qui à bien des égards est exemplaire. Il est exemplaire. bile projet royukaay la benn mooy dina wàññi jafe-jafe yi ci wàllu dem beeg dikk bi fii ci Ndakaaru waaye itam anam yi nga xam ne moom la ci France ak Sénégal lëkkaloo ak entreprise yu France ak entreprise yu Sénégal anam bu mucc ayib la li ko dalee ci bi ñu koy xalaat ba léegi ba fiñ ci toll nii daanaka ñaari wàllu yëpp dañ cee jàpp bu baax a baax am na ay ndaw yu bëri yoo xam ne suñu sañoon tey jii ñu bokk ci boobule projet ndax technologie bi nga xam ne moom lañ ciy jëfandikoo ak itam jumtukaay yu yees yoo xam ne daanaka yenn yi sax ngir nga gis ko France jafe-jafe la loolee nag tax na ba ñëpp jàpp ci rawatina ñun waa France liñ ciy dugal ci koppar boo jëlee ñett yoo jël benn bi projet bi nag daanaka fii ci Sénégal ak ci bitim réew li ñu koy gisee mooy projet boo xam ne bu am solo la rawatina ci wàllu technologie bi ñuy jëfandikoo ba tax na sax jëwriñ bi nga xam ne moom moo yor wàllu Europe ak bitim réew di Jean-Yves Le Drian bi mu demee fële ca Nairobi nee na bi ñuy waxtaanee projet bi ni ñu ko gisee foofu moo di ne projet la boo xam ne bu mucc ayib la te bari lool ay mbir yu yees yu ci ne. On avait évoqué ce projet comme quelque chose qui, au fond, était une forme de rupture et d'innovation. wàcc raay beeg saxaar gi jël tali bi wax lu soxal embouteillage yu métti yi nga xam ni moom la ñuy gis ci diggu xoluk Ndakaaru bu ñu sukkandikoo ci directeur bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu ouvrage ca AGEROUTE nee na at mu jot dinañ ci ñàkk lu toll ci téeméeri milliards ci suñu koppar moom mu yëkkati lu ni mel moom Cheikh Tidiane Thiam ni ki tey jii bi mu àndandoog di ki nga xam ni moom moo di secrétaire d'État ba fekk baax ci réewum France ñu dénk ko wàllu dem géeg dikk gi mu demoon doon nemmeeku liggéeyu ko autopont bu kër góor gi nee na nag autopont yooyu tabax nañ ci lu toll ci tabax lu toll ci fukk ak juróom-ñett lañ ci bëgg moom mooy dem géeg dikk gi gën a yéwén ci biir Ndakaaru dañ ko ciy déglu moom Cheikh Tidiane Thiam ci micro suñu naataango yu l'Observateur. Ceux qui connaissaient ou qui connaissent même Kër Gorgui Saint-Lazare et ku xam cité Kër Gorgui Saint-Lazare ak rond-point Yoff di nga xam ni dem bi ak dikk bi am na ay jafe-jafe lu ñu mel nag day indil ay gàllankoor koomu réew mi li ñuy ñaax nguur gi nag mooy mu taxaw ci dem bi ak dikk bi ba mu jàppandi bu ñu sukkandikoo ci li mu ANDS jafe-jafe dem bi ak dikk bi dina ñàkkloo réew mi lu toll ci téeméeri milliards at bu nekk loolu moo waral mébatu defar fukki autopont ak ñett fii ak atum 2022 fii ci biir Dakar bale Jeux olympiques yéen jagleen ndaw yi dina baax lool ci koomu réew mi chantier Kër Gorgui bokk na ci fukki liggéey ak juróom-ñett yu ñuy amal ngir gën a lëkkalee gox yi joyantuwaat tamit dem bi ak dikk bi. à réaliser dans le cadre du désenclavement et de l'amélioration de la mobilité urbaine au Sénégal. Cheikh Tidiane Thiam directeur des ouvrages AGEROUTE ay kàddoom Baye Assane Diaw moom moo ko tekki fukki simili moom moo bootu ci juróom-ñeenti waxtu ci guddi. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. Ndati Diop. Seydina Fall Bougazeli député bi ak coowal faux billet de banque yi nga xam ni moom moo ko topp bu ñu sukkandikoo ci Iba Barry Camara ñaari yoon yi nga xam ne lajj na ko ab convocation wuy jiwu ko ci kanamu ko takk der yu gendarmerie loola tax na tey jii dañoo war a dem par la force yónni takk der yi ñu daal di koy jàpp yóbbu ngir ñu déglu ko loolu di gis-gisu Iba Barry Camara moom mu nekk professeur ci wàllu droit pénal ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru dañ ko ciy déglu. li ñu war a def rek mooy koo xam ni kii da nga def ñoom rek ñu soxla la pour te déférer moyens yooyu nga xam ni moom la ñuy utiliser pour n'importe quel délinquant koo xam ni kii dañu en fait il est présumé être délinquant procédure boobu la ñuy utiliser. moyens yooyu yan la war a doon ak naka lañ war a def. moo di que ni waa police ak gendarmerie ñoom ñoo koy dem rechercher
mani militaire yi la ñu koy jëlee c'est ça le problème en vérité kooku y a aucune autre mais nag bien sûr sous avec la supervision donc du procureur loolu mooy problème bi donc ñoom en fait am nañu pouvoir yi ñëw def le tout avec le procureur ñëw appréhender ko avec tous les moyens amul problème loolu y a pas de limite y a aucune procédure spéciale boo xam ne dañ ko suivre loolu la quoi. des ci wàllu ko yoon wala ñu fàttali rek ni kii di Seydina Fall Bougazelli moom tey jii doon nañ ko xaaraat ca kanamu ko waa section de recherche bu gendarmerie bu Colobane waaye mujjul teew. wàllu yoon ba léegi soxna sa njiitu réew mu Tchad ma woon te ñu denc ko fii ci kaso di Hissène Habré moom mer ba futt moom soxna si di Fatima Habré nee daal ba léegi ki di borom këram dañuy wéy di ko bunduxatal te wér gi yaramam daal dafa sooxe foofa ci biir kaso ba mu ni la ca mujj rek nee na loxob ndijooram dafa damm mu yëkkati lu ni mel tey àddu ci kilifa yi ngir ñu jël seeni responsabilité mu ni bu dara wokkee ki nga xam ni moom moo di borom këram rek nañu jàpp ci seen bopp ni ñoom ñoo def lu ni mel dañ koy déglu ni ki waaw Pape Balla Gaye àndoon nag moom tey jii ca fa nga xam ni moom moo di kaso bu Cap Manuel fa nga xam ne ay awokam fa lañ waroon a dem waaye dañ koo mujj gàntal leeral yeeg Pape Balla. Voici la fracture, la radio. D'accord. Ici maa ngi nii yore facture biñ ko doon fajee ma fay ko ci clinique Madeleine ci guddi gi Habré Hissène 105 000 francs ba pare ñu naan président bi dara jotu ko. Ils ont bien mis K20 la consultation, la radio et la télé. mu gàddu ay këyitam Fatima Habré mu ngi dëggal ne loxo ndeyjoor bu borom këram gi dafa daal di damm. Ils m'ont laissé rentrer. J'ai vu le président. bàyyi nañ ma dugg gis naa président bi waaye situation bi changé wul ñi ngi takk ba tey loxo bi kenn faju ko nee na ma dafa xaw a feebar naan na sax ay garab waaye taxul mu am benn tan loxo bi mi ngi metti ba tey. Et qu'il avait toujours un peu mal au bras. soxnaam si di xamle ne Hissène Habré ba mu dammee ba léegi kenn faju ko ba tax na nag jamono ji mu jàpp ne lépp lu ko mënti dal itam kilifa yi ñoom ñoo ko def. Qu'elle prenne ses responsabilités. Elle va les assumer parce que demain. nañ fexe nag ba jël seeni responsabilité ndax lu muy gën a tardé muy gën a am ay complications te ñëpp nangu nañ ne boo dambee bañ takk loxo bi mën naa naaj ci biir médecin bi sax wax na ma ci suba ni damb day tegtal ne day naaj ci biir loolee kenn naataabilewu ko man sax mujjumaa xam lii lu muy nduru. On ne comprend pas ce qu'ils sont en train de faire. mbir yi jaaxal ko lool ba xamatul sax lu muy def soxna si Hissène Habré bi jamono ji jëwriñ jër wàllum yoon moom lay daal di tàllal loxo lépp rek ngir fexe ba borom këram gi daal di mën a amaat wérgu yaramam. Papa Balla Gaye tey jii avocat yu koy layool dañoo gontoon bëggoon a dem nemmeeku ko foofa ca prison bu Cap Manuel waaye dañ ko mujj gàntal ndax la administration pénitentiaire lañ leen xamle moom moo di amuñu ab autorisation. RFM rajo askan wi. lenn ci askan wi yeewoo ci Sicap Liberté 1 mer ba fut la ko waral moom moo di la ñu bëgg moom moo di ñu dakkal ab chantier boo xam ne nii dañ ko faa door ci seenub jardin public nee nañ bërëb boobu nga xam ni moom rek la ñu am dafa am ab promoteur boo xam ne daal dafa ñëw ni moom moo ko moom te door fa ay liggéey nee nañu loolu nag nekk na loo xam ne nii ay maguy ak def ci suuf yoo xam ne nii lañ ca def ngir bëgg a foqar ñi suuf soosu ci seen yoxo te nee na loola du ca dal ñoo ngi ko xamle tey jii biñ doon janook taskatu xibaar yi Umu Jegaan ñëw dakkal ca na mu gën a gaawee travaux yi loolee di ay kàddu collectif way dëkk Sicap Liberté 1 gannaaw ba ñu nangoo benn ci seeni place su noppalukaay Maktarli. terrain bi moomeelu ñëpp la nit bëgg a ñëw def ko moomeelu boppam dox ba lijjanti ay kayit ci lu dul yoon moom ci jëmm boppam lijjanti kayit yi ci dul yoon ak ñamu àndal ba lijjanti kayit yi ñoom ñëpp la ñuy song yóbbu leen ci yoon wax ak ñoom ci dëgg ni def nañ ñombe def nañ ñaawteef te du jàll. Borika Bandiaye di présidente collectif bi moom jàpp ne terrain bi daf leen lew dong. fii suñu parents yi dañ ko fay ba pare dañ koo jënd bu ñuy jëndee seen kër yi fii dañ koo fay dafa bokk ci liñ leen doon dagg léegi nag mënuñu jaay ñaari yoon benn espace loolu ñëpp xam nañ ko moo tax ñu ne na autorité yi def lu ñu war a def arrêté problème bii fi am ci nu mu gën a gaawee waa ji dem ñu dem. immeuble bii ñu fa bëgg taxawal nag bis bu antoo dina suulaale ay souvenir Lamine Doucouré. duñ fi yàgg ñëw di fi foow lu bari daal amoon na fi li nga xamante ni daal mooy souvenir bi nga xam ne souvenir xale la woon mooy endroit bu plaisant la woon quoi li ñu ñaan mooy vraiment que le gars ay ailleurs bëgguñu bruit bëgguñu coow jigul baaxul na bàyyi
bu ñu sukkandikoo ci askan wi di yeewoo ci Sicap Liberté 1 terrain bi Oumar Sall moo ko joxoon Assane Seck sa jamonoy Abdoulaye Wade ci cadre projet déguerpissement ak désencombrement bu ville de Dakar. weneen waa askan woo xam ne nii dañoo mer ba futt ba tax tey jii ñu wàccoon ci mbedd mi amal ab mobilisation sociale ngir ñaawlu la nga xam ni moom moo di ay lor yu jugee ci ab usine boo xam ne nii day suppar ñëw jën di ko def farine ñu ni loola dafay yàq seenuk environnement di maanaam alam ba waaye tamit seenuk wér-gi-yaram daf cay sooxe lool tey jii nag ñi di waa Greenpeace ñëwoon nañu wàllu leen waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo yore entreprise bi boo leen waxee rek ñu ni ñoom këyit yu leer la ñu am Mohamed Nabi Sila. askan wi yeewoo ci Kër Barka ci commune bu Gandiol def mobilisation ngir joytu jafe-jafe jàpp jëm ci wàllu wér-gu-yaram ak environnement bi leen di sonal ndax usine farine de poisson bi ci bërëb bi lee. Amina Dia maa ngi dëkk fii Kër Barka ñoom enseignants ils sont obligés ñu fatt seen bakkan yi sinon dañuy wàccu fii au niveau de Kër Barka buntu Ndour Ndiaw si environnement yëpp bu usine bi tàkkee kenn du xam lan ngay liggéey dafay impacter ci environnement bi et on a droit à un environnement sax actuellement Kër Barka ñëpp a feebar ak yeneen ñi fi nekk ñëpp a feebar et man li ma jaaxal mooy mënuñu am Sénégalais bu jóge fi dem Chine ni da ngay investir ci benn usine bu ni mel li ñu bëgg mooy usine bi ñu tëj ko. Greenpeace ñëw ànd ak ñoom ci mobilisation bu ni mel fas yéene yëkkati yooxu askan wi ngir mu am saafara. Abdoulaye Ndiaye je suis chargé des campagnes océan à Greenpeace Sénégal. tey ñu ñëw jàppale askanu Gandiol si jafe-jafe boobu ñu am ñu déglu leen ñu wax ñu jéem a jëlit liñ ñu wax ñu jéem ko yóbbu foo xam ne seen kàddu mënu fa egg. bu déggee xale boobu message boobu mu jàng ne daf ko wax autorités yi commencé que si président de la République ba si sous-préfet bi ñu dëkkal wax leen jël leen dogal ndax ñu jële fi usine bi ndax ñu permettre ñu dund goo xam ne may nañu ñu mel ni élèves Sénégal yëpp lan moo tax mënuñu dund googu moo di ne usine bi am na xeet gu muy bàyyi si dëkk bi boo xam ne daf leen di gàllankoor si seen wàllu jàng. chinois yi amee usine farine jën yi lee xam leen ni am nañu ay kayit yi waa ngir ñu def seen liggéey te tey jii gisuñu lu leen mën a delloo gannaaw ci liggéey ba ñuy def. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila. Mohamed Nabi Sila jaajëf fa ngay daaneele fa la Abdou Diouf Junior yéegsee Abdou ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Ndate Diop. RFM Sport. tàggat yaram dañ koy dooree football ak lii di challenge des champions. ak Tëngéej FC mi nga xam ne wane na ci boppam ci ndorteelu ci diggu bëccëg gi 15h la ñu dooroon boobule jongante seen digganteeg ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa ñoom ñoo di waa Dakar Sacré-Cœur kon Tëngéej FC moom moo daan Dakar Sacré-Cœur 4-0 waaye champion en titre bu Sénégal moom dafa mujj tembo ak US Gorée Génération Foot mujjul dugal but ci boobule jongante. loolee nag dafay firndeel rek ni yëf yi door na ci championnat bu Sénégal te du yomb jàmbaar ak jaraaf nag tey jii footballu ñu dañoo noppalu di xaar bëccëg yi di ñëw waaye jàpp leen ni 15h la ñuy football ca stade Alassane Djigo 21 novembre ñii nga xam ne ñoom ñoo di waa jàmbaar nag ñoom dañuy football ak ñii di waa US Gorée su ko defee waa jaraaf moom mën a jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Dakar Sacré-Cœur loolee lépp nag jëm ci wàllu challenge des champions yi nga xam ne ñu muy boole mooy ñi nga xam ne ñoo fësoon daaw ñiy jël ay coupe ñiy jël championnat ci wàllu challenge des champions boobule ba léegi jàpp leen ni daal lu amal solo club yi la loolee ay kàddu la bu kenn ci kilifa yi ci wàllu football yëkkati muy xam le ne daal championnat bi mu ngi waaj a door juróom-ñaari fan ci weeru décembre bi soxla woon nañu nag ubbi loo xam ne moo di ay xët yi leen di may ñu mën a tàggatu bu baax xool seen bopp natt seeni doole laata boobule championnat di tàmbali tournoi assemblée nationale nag moom lañ doon faral di def waaye ren jii daal challenge des champions moom moo ko wutu lan moo ko waral ñu déglu ci ki nga xam ne moo di Léonard Diagne di secrétaire général bu Jaraaf nekk itam secrétaire général bu Ligue bu Ndakaaru ci wàllu football. tournoi du parlement moo doon ubbi saison bi umpalewuloo ne fédération ak ligue professionnelle jàpp nañu ne championnat ligue 1 bi ak ligue 2 donc war na démarrer le 7 décembre ci kàttanu yàlla ba fédération toogee xam ne tamit ne parlement ba léegi réagir guñu par rapport ak tournoi bi ñu bañ nag équipe yi toog bañ a nekk ci forme si la fédération ne kon day supprimer moom super coupe bi mu doon faral di organiser super coupe bi moo doon boole vainqueur coupe du Sénégal contre ki jël championnat bi fédération boole parlement bi ak super coupe bi
bi daal di ko def tournoi bi ñu tuddee ko challenge des champions donc loolu tax fédération moo andi initiative bu bees boobu pour ren nag mu daal di jël ñetti équipes yi jiitu woon ci championnat bi ak ñaari équipes yi finaloon coupe du Sénégal ñu boole ci tamit vainqueur coupe de la ligue bi loolu moo andi 6 équipes yi war a mun a bokk championnat bi équipe yi moom daanaka loolu rek la ñu soxla xam nga ne championnat bi ba mu tëjee ba léegi ëpp na juróomi weer jàpp na ne yenn équipes yi benn weer ba ñaari weer ñu ngi nii tàmbale nañ seen préparation hivernale ak yëpp bu ñu amee ay match yi ñu war a mun a football laata championnat bi di démarrer loolu équipe bu ne soxla na ko loolu tax équipe yi fédération ba mu leen wooyee ne day organiser tournoi bi ñoom ñëpp daal rafetlu nañu idée bi fédération am ba créer challenge des champions bi. gannaaw challenge des champions boobu ci wàllub football ñu wax ci wàllub basket dem ba ca Sine. ak Fatick basket club. waaw ñoom dañoo amee jafe-jafe ndax dañoo waaj a yéeg ca D1 bi te xam nga D1 soo ca bëggee yéeg dafa am benn tournoi boo xam ne dañ ko war a bokk tournoi boobee la ñuy waajal waaye koppar yi daal moo matewul daaw 2 millions moom la ñu amoon ngir mën a waajal waaye ren jii nag ñoom dañoo tibb fu sori ndax dañoo jëli ay joueurs yoo xam ne nee nañu ay joueurs de grande qualité moo di ñoo xam ne dañoo xarañ lool. léegi nag seen payoor ak lépp lu jëm ci wàllu waajtaay bi dafa laaj yi koppar te ñoom seen poste mënu ko moo tax kon ñuy woo jiitu réew mi nga xam ne foofee la sokkee ko ngir mu dimbali leen ci wàllu woowu dañ ciy déglu Alassane Ndiaye mooy secrétaire général bu Fatick basket club ñu déglu ko ak Aminata Goudiaby. daaw sunu budget mi ngi tolloon ci 2 millions waaye ren ji dem nañu wuti ay joueurs yoo xamante ne nii nag am na xereñ goo xam ne ñu ngi koy séntu ci ñoom te ñooñu nag faw dañuy laaj xaalis bëgg nañ daal lu mu gàtt benn wala ñaari semaines yoo xam ne ci la ñuy préparé wu ci Fatick après nag hébergement yi ak entraînement yu dëgër yi ñu bëgg a def jouer ay match amicaux ni ko yeneen équipe yëpp di defee ci tournoi bi am na ay joueurs yu xamante ne ni daanaka fu ne lañ jógee ñi Passy ñi Kees ñi Ndakaaru waaye nag bu fekkee ni entraîneur bi ak joueurs yi ñoom ci seen bopp nag ñoom ñoo war a cotiser pour loolu yëpp day xaw a doy waar président de la république yaakaar nañ ne ku ñu war a jàppale la 2009 ba léegi maire bi rek moom moo ñuy jox ay subventions yoo xam ni ay juróom fukki junni lay war a toll li ci des nag ñuy xool fu ñuy fortaatoo ba mottali ko bu ñu amoon dimbal daal dana gën ci ñun lool. Ça va nous alléger carrément de certaines dépenses. ñeneen a ngi nii bëgg nañu itam ñu dimbali leen moo di waa fële di Richard Toll fa Mamadou Diagne nekk. ñoom tamit dañoo am jafe-jafe ci wàllu basket. mu ngi noonu terrain daal moom la ñu amul terrain boo xam ne fa la ñuy entraîner loolu nekk na seen jafe-jafe bi gën a rëy assemblée générale la ñu amoon tey jii am nañu nag njiit lu bees loo xam ne nee na daal lépp lu mu ci mën dina ko def Abdoulaye Ndoye lay wuyoo ñu déglu ko ak Mamadou Diagne. gàcce la sax bu ñuy demee ba taxaw di wax naan Richard Toll amul terrain basket bu baax loolu gàcce terrain basket tey jii nii bu dul woon te juróom-benn wala fukk ak juróom waroon nañ am lu ko weesu fii ci dëkk bu mel ne Richard Toll ndax dëkk boo xamante ni yàlla def na ni am na koom boo nee da ngay basket te amoo terrain tamit problème rek ngay indi bokk na ci suñu objectif premier ñu am benn terrain bu praticable maire aussi ci li ñu fekkee ak li ñu dégg sax secrétaire municipal la wax ñu ko mooy dina trouver solution pour que ci lu mu gën a gaaw anam yu gën a gaaw ñu am terrain bu praticable disponible ñañu ci doon dimbale nag duñu leen bàyyi gannaaw parce que Barcelona bi nga xamante ni suñu papa doyen Ngariba moom moo ko jiite ba ñu ñëwee jooytu ko ni ñun amuñu terrain bu ñu entraîner daf ñu ubbil yaatal ñu donc jox ñu pour ñuy entraîner biir Barcelona tey jii nii gis nga rek ay donateur monsieur Dieye bu professeur d'éducation physique nekk Barcelona am na lu ñu jot a baaxee ci suñu ay cotisation et yooyu yëpp dafay wane ni donc am nañu ay partenaires stratégiques yoo xamante ni taxaw nañ pour jàppale ñu te la muy yëngatoo si ak ña mu àndal ci wàllu fondation Marie-Louise Mimran dina def kéemtulaay kàttanam pour que li nga xamante ni moom mooy suñu mbébét aussi mu jàpp si. mu ngi noonu kon basket boobee ci Richard Toll mooy tëj ndar képp li nga xam ne moo di xibaaru tàggat yaram yi. jërëjëf Abdou Diouf Junior. Tour du web ci RFM. Baye Sène Diaw lañ ci àndal. dañ koy tàmbaleeg SYNPICS di kuréel gu boot ay taskatu xibaar bi naqarlu waxi maître Boubacar Cissé te mu jàppee ko daanaka ay saaga xibaar baa ngi ci site groupe Futurs Médias di igfm.sn ci bi mu doon layool Pape Thialis Faye alxames bii ñu weesu ci tribunal bu Dakar na wax ne taskatu xibaar yi ñoo sax yées Daesh mi faat ay bakkan SYNPICS daal di koy ñaawlu ba fu ñaawlu yam te di fàttalil maître Cissé ni mbubbam awkaam waru koo may mu yàq taskatu xibaar yi wax ju ñaaw ji ndaje ngir waxtaanee jàmm ak kaarange ci Dakar njiitu réew mi Macky Sall yéena mooy gën a
doolelaat ñëwatu kaaraanga ga ca Mali muy xibaar bu fees ci Actusen ñu gën a defar seen taxawaay ca Mali ngir liggéey ba gën a matale loolu mooy sàkkuteefu njiitu réew mi ngi doon jibal kàddu yooyu le ci juróom-benneelu yoon bi ñuy waxtaanee jàmm ak kaaraange fii ci Dakar. mairie bu Dakar ay loxo yu wute tàmbale yëkkatiku muy bu Cissé Lo bu Diouf Sarr ak bu Amadou Ba di xibaar bu fees ci xëtu Sénégal site bi mi ngi ñuy xamal ne jëwriñ ji dénk wér-gi-yaram di kàngam ci APR ci biir Dakar Abdoulaye Diouf Sarr fesal na bu baax mbébétam ci bile mairie ci benn émission li ñu mel nag moo tax kii di Moustapha Cissé Lo di njiital parlement bu CEDEAO mel ni ku dara mënul te dagaan baatu askan wi fekk baax Dakar ngir ñu tànn ko yamoo kii doxal APR ci Dakar di Amadou Ba moom it kenn demul mu des ndaxte fesal na bëgg-bëggam si mbiru xaalis bu wéeru Dakar Actu mi ngi xibaar ni nit ñi njortu ni ñoo doon àndal Seydina Fall Bougazelli ci moomule mbir teg nañ leen loxo ba jébbal leen yoon gendarme yi nekk ci section recherche bu Colobane matal nañ liggéey bi leen santoon si lu jëm ci juróom benn nit yooyu le bu ñu sukkandikoo ci Dakar Actu danañ jàkkaarloog procureur ngir ñu daal di ubbi ab enquête prison bu Cap Manuel ndaje ngir jàkkaarloog taskatu xibaar yi daal dinañ koy toxal Seneweb dañu ko xamal acca jógee leen fii mayun taskatu xibaar yi ñu fi toogaanu amul benn jàkkaarloog taskatu xibaar yi bu fi am di kàddu yi kenn ci takk der ya fa nekk li la jëm ci jàkkaarloo bu waroon dox ci diggante ñi layool Hissène Habré ji njiitu réewu Tchad ba woon ak taskatu xibaar yi xibaar bitim réew ca Burkina Faso ka jiite l'armée ba ma ngay jiixi jaaxa ci ay roppalaan yuy naaw ci seen jaww ja di xibaar boo xam ne Jeune Afrique moo ko fësal loolu moo waral ki jiite l'armée ba wax waa France ak yeneen i réew ya fa nekk di aar askan wa ngir njégal leen bépp roppalaan bu war a naaw lu ko mooy mën la leen jàppee ay noon te daane leen sax xaj na si muy ay kàddu yu njiitu l'armée ba di Moïse Minengu tàggat yaram lañ koy jeexale ak challenge des champions Teungueth FC duma yu yaatu Dakar Sacré-Cœur ñeenti bal ci dara muy xibaar bu fees ci Wii Sport muy njëlbeen bu rafet bu ki fi jëloon coupe du Sénégal daal di amal tey jii ca stade municipal bu Mbao lii leen jotoon a tënk ci tuuru web bu tey bi dig daje beneen yoon. jërëjëf Baye Assane Diaw ci biti réew xibaar bu wadd léegi Mali lu toll ci ñaar fukk ak ñeent ci ay soldats lañu fa faat ak lu toll ci fukk ak juróom-ñaar ci ay jihadistes mooy xam ni ñoo yor lii di ngànnaay te leen di yënguti ci wàllug terrorisme loolu ci ay xeexoo yoo xam ne ni amoon na fa ni ki tey en classe tollanti gi ak Alaaji Njogu Jeen COSYDEP moo leen di may en classe. COSYDEP mànkoo na ngir njàng bu gën melokaan ngir ñëpp. dalee nag jàmm ñi yeggal tey sunu gëstu bu ñeel wàllum kayitu juddu élèves yi ñu jox tey kàddu gi ñi nga xam te ne ñoo jiite l'école yi mbirum kayitu juddu nekk jafe-jafe dëgg ca diwaanu Kaffrine moo ne day ñi nga xam te ne ñoo yor njàng mi foofule dañuy sàkku ci jàngalekat yi bu école ubbee rek ñu daal di xool ndax élèves yi am nañu kayitu juddu am déet su ko defee ñu mën tee teel a jóg reportage Omar Ndiaye. fii ci commune bu Kaffrine daanaka li ëpp ci élèves yi nekk ci école primaire yi amuñu kayitu juddu firnde bi mooy ci école 10 rek li ko dalee CI ba CM2 limu ndongo yi mi ngi toll ci ñetti téeméer ak fukk ak ñeenti élèves ñaar fukk ak juróom-ñett rek ñoo ci am kayitu juddu Kabou Ndiaye moo di directeur école ba. semaine bii ñu génn ci sama école doon naa seet élèves yi nga xam ne que ni amuñu kayitu juddu parmi ces 314 élèves bi ñu ko seetloo ñaar fukk ak juróom-ñett dong ñoo ci am kayitu juddu wante boo ko seetloo ba léegi problème bi mu ngi fii amagul solution yu fiable. lu ni mel moom la ñu nemmeeku ci école Kaffrine 2 Sud ak école Sorokoñ toll ci juróomi kilomètre ak Kaffrine directeur école ya madame Diop Dieynaba Camara ak Abdou Salam Aydara joxe ay firnde yu ni mel. ñoom parents yi balaa ñuy xalaat extrait de naissance rek mooy xale bi war a def examen. loolu moom ñëpp a ko constaté autorité scolaire yi constaté nañ ko ñu bëri constaté nañ ko donc cas la boo xam ne vraiment mu ngi fi. kilifa gi yor njàng mi ci département Kaffrine ñu koy wax IEF yónnee nañu benn bataaxal ne nañu saytu xale yi nga xam ne ni ñu nga ci école ba li ñuy dugg bees ba ñuy war a génne ñi ci am kayitu juddu mbala ñi ko ci amul def nañ liggéey boobu. jox nañ leen ko remonté nañ données yi. waaye at mu ne kilifa yi nga xam wàllu njàng mi laaj ñi yooyu la kayit ñàkkum kayitu juddu yi ci élèves yi ñu bëri di ci joxe ñu waajuru ndongo yi waaye tamit nguur gi faw ñu joxor bi leen baaraam ndax ñoo yombal mbir mi Siri Traoré di directeur bu école 6 di xam ne war nañoo xolaat mbir mi. On nous demande d'inscrire les enfants sans extrait de naissance. Mais finalement ce parent d'élève là on ne le verra que l'année prochaine. lu ni mel nag di faral di jur ay jafe-jafe rawatina bu ñu dëgmalee entrée en sixième jàngalekat yi ñoo mujj toogaanu tribunal ngir bootu ci audience foraine yi ngir xale yooyu mën a am kayitu juddu. mbirum kayitu juddu élèves yi léegi mu nekk lu ñuy fàtte ca réew Mao nekk ca diwaanu Bambey askanu dëkk boobu nag ñoom dañ cee jukk ak xalaat bu am solo buñ ci am Babacar Diouf. dafa fekk ni mbir mi daf leen soxal ba ñu wutal ko saafara fi mu nekk nii xale bu juddooti ci réew Maawa dinañ la wutal acte de naissance Dior Diouf mooy secrétaire général
association jigéen ñi nga xam ne danoo am seen doom ca l'école. dañu jël bépp membre boo xam ne yaa ngi ci AEMO bi gox bu nekk jël nañ fa kenn jox la carnet ak bic xale bu fa juddu nga bind turam bind date bi mu juddu bind lépp yóbbu ko état civil ñu defaral ko kayitu juddu defoon nañ ci sax ay amende yoo xamante ne nii képp koo xamante ni am nga doom te joxe ñëwoo déclarer sa doom wala nga joxe 500 francs ngay joxe ñu jël ko yóbbu ko état civil ñu defaral ko kayitu juddu ba alamaan yooyu tax na ba fi mu nekk ni képp ku am doom rek yow sa wàllu bopp balaa ñuy ñëw sax di jël sa filiation yow yaay njëkk a ñëw. l'impact ne mbir mi nag sentiraguñu ko bu baax ci l'école bi wante nag ci lu yàggul dara rek dinañ gis ne kuy ñëwati ci école bii di nga indi sa kayitu judd. maam Abdou Diallo mooy directeur école bi. bi ñu commencé def loolu léegi gis nañ ni dëkk bi xale yaa ngi bindu pour école bi nag mën a xam njëriñu loolu il faut que ñu xaar fii ñaar ma ñetti at parce que xale yi nga xam ne bi ñu commencé léegi ñoo duggaguñ école. réew maawo nekk ci inspection bu Bambey ne expérience bi bu ko dund moom rek daf koo bëgg a séddoog ñi nga xamante ni ñoo nekk ci diwaan bi ba sax li nga xam ne mooy mbirum kayitu juddu kenn dootu ko tudd fii nga xamante ni moo du Sénégal ci école yi. dañuy daaneel ak nemmeeku bi ñuy nemmeeku ci tey école élémentaire bu village d'enfants SOS bu Dakar école boobu ñu tuddee ko léegi ndam si yàlla Maymouna Kane nekkoon fi ministre faatu ci weer yi ñu génn ci njeexitalu ay bés bi nag lañ ko doon ngénte tax nag ba ñi nga xamante ne ñooy njiitu village d'enfants SOS profité ci ngir sàkku nguur gi gën leen a taxawu reportage Oumou Kalsoum li ci ay sketch ak ay poème yu daw yaram moom la ndongo yi nekkee ci école SOS tàmbali ngir delloo njukkal kii di Maymouna Kane mi nga xam ne moom la école bi di wuyoo léegi Maymouna Kane moomee juddu ci fukki fan ak ñaar ci weeru avril 1937 fii ci Ndakaaru moom mi leen nekkoon na ministre ci nguur ki nga xam ne moo di Léopold Sédar Senghor ak Abdou Diouf mu nekkoon benn jigéen boo xam ne dafa yàggoon na xeex ngir dooleel jigéenu Sénégal yi. Alioune Badara Sagna nekk directeur école Maymouna Kane. daam bu rëy la ci suñu dëkk ci Sénégal te nga xam ne def la lu rëy ci Sénégal donc il est normal que jigéen boobu ñu sargal ko à travers tout le pays lu mu jàppale jigéen ñi. école bi nekk ci entrée village SOS am na lu toll ci juróom-benn téeméer ci ay ndongo ak lu toll ci fukk ak ñaar ci ay jàngalekat yoo xam ne ñu ngi toppatoo ndongo yi ci nu mu waree. vraiment jigéen ñu nga xam ne ñu am engagement ñu bëgg xale yi léeg-léeg duñu comporter comme ay enseignants comme ay maman ay yaay xale yi. école bi nag nga juddu ci association village d'enfants SOS yi mu nekk benn organisation boo xam ne dafa ëmb ñëpp ba noppi basé wuñ ci kenn ñoom ñi leen ñu ngi bëgg ñi nga xam ne ñoo di nguur gi ñu jàppale leen ci wàllum yorin gi. ñaan nañu état bi mu jàppale ñu mu jokk ñu ay enseignants bu ñu joxee ay enseignants dépenses yi dinañ wàññeeku. école Maymouna Kane dina may ndongo yu bari ak ndongo yi nga xam ne seen doole demeewul noonu ngir ñu mën faa jàng looloo waral ñii di acteurs yi ñoo ngi bëgg ndimbalu état bi ngir gën a mën a may xale yu SOS yi ñu am éducation bu baax. ñuy gërëm Oumou Kalsoum li Babacar Diouf ak Omar Ndiaye mbokk yi foofu leen dem ak yéen ci en classe. ji di altine bonne santé bébé la ñuy wax ñu ànd ceeg Salimata Aw. dal leen ak jàmm pneumonie di ab infection boo xamante ni dafa yàpp xale loolu ndetteelu xale yu bëri bokk na ci la koy indi mu nekk jàngoro joo xamante ni lii ñuy duppee défense immunitaire am maanaam yi nga xamante ni moo koy aar dafay wàññeeku bu baax docteur Alioune Badara Tall direction de la santé de la mère et de l'enfant. dafa nekk feebar boo xam ne mun na gàllankoor xale yi. am yoo xam ni seen ñu juróomi at matagul parce que bu ñuy ràññee xale yi faatu pneumonie moo leen di gën a rëy surtout xale yi am weer ba am fukk ak juróom-ñeenti weer donc ñooñu ràññee nañu ko pneumonie donc moo leen di gën a faat ci daal maladie yoo xam ni day yóbbu xale yi. au Sénégal donc ci xale yi yoo xam ne mataguñu juróomi at maanaam boo ci jëlee junni xale ñaar fukk ak juróom yi dañuy faat loolu moom mooy cible 2030 moom la ñuy bëgg a atteindre sur le plan international moom la ñuy définir. bu fekkee ni xale bi dafa am pneumonie noyyi du ko mën bu baax te sax li ci ëpp mën na ñàkk bakkanam ci lii ñuy woowee hypoxie. ay doomu jàngoro ñoo koy joxe. parce que boo xoolee xale bi bu juddoo ba muy am fukki weer ak juróom war na dem ñàqu xale bi bu commencé nga gis ni mu ngi sëqat wala nooy bi commencé na jafe nga teel a dem structure de santé. xale ba nag
environnement bi muy nekk maanaam li ko wër lu am solo la dafa war a set te jëfandikoo cuuraay rawatina jamono ji ñu nekk seddaay bi di yëre dañ koy dàq bu baax. saxaar baaxul te léegi seddaay baa ngi jege si te seddaay bi bu ñu xoolee nit ñi dañuy am tendance di utiliser cuuraay mais waxuñu nga taal cuuraay ba mu am saxaar ba bare nga tëj néeg bi ba pare dugg ci ak yàq xale bi parce que loolu baaxul loolu mën na provoquer par exemple waxuma sax pneumonie mais lu nekk ay asthme ak yooyu yëpp mën na ko provoquer. li la docteur wax nag nga war koo def bu baax bu fekkee ne xale bi feebar bi da koo sonal loolu mën nañ koo hospitaliser ci diir bu gàtt mu nekkoon bonne santé bébé dig daje altine bi ñu jëm. gan ji tey maa ngi leen ko doon wax di Mountaga Sy di njiital APIX mu seq waxtaan ak Makumba Bey jëm ci wàllug saxaaru courant gi di TER bi ñu déglu leen. sunu gan mooy directeur général APIX Mountaga Sy monsieur le DG ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. waxoon nga 30 novembre mooy bis boo xamante ne nii yaakaar ngeen ni lépp lu war ci wàllu ouvrage yu TER bi dina noppi bu noppee lan moo ci war a teguwaat ci délai ci phase yi ci topp pour nag ñu mën a daloo saxaar gi. jërëjëf waxoon naa fi itam projet bi mel nii ci ni mu amee solo ci wàllu complication ak ci wàllu technique ci ay loxo yu wóor ak yi am xarañte ñoo koy conduire. ñu am ci ñetti rendez-vous ba tey. dox daje bu njëkk bi mooy 14 janvier 2019 projet yu mel nii fu ñu ko mën a dawalee ci àddina bi day am ay dox daje yi naan jalon wala rendez-vous. 14 janvier 2019 président Macky Sall jël na train bi jógee Diamniadio dem ba Dakar mu taxaw Rufisque taxaw Colobane train bi daw ci anamu électricité. daw ci aussi si jajal loolu moo doon won ni train yi ñëw nañu monté nañ ko daw na ci électricité ak si jajal te raay bi dafa jubbanti ba Dakar boobu président Macky Sall ne joxaat nañu sas ñu liggéey pour que ñu war a mën a pare ay yenn ouvrage yi yenn jumtuwaay yi ak centrale la sous-station électrique 14 juin 2019 ñu ñëw aussi dox daje sénégalais yi ngeen teg ci seen bët ñu gis sous-station électrique bi boo xam ne moom mooy jox train bi 25 000 volts mooy fukki ak juróomi train yi président Macky Sall indi ci projet bi yooyu dafa bëri doole 14 janvier ñetti train ñoo fi nekkoon ñu dem ci 14 janvier bu ñu tolloo foofu nag ci le président indi yeneen ñaari jumtuwaayu yoo xam ne ñoom ñooy préparer gestion projet bi mooy la SETER mooy société d'exploitation du TER et la SENTER ci wàllu soo koy xayma ci wàllu ndox SETER ci wàllu ndox mooy SDE SENTER ci wàllu gestion ndox mooy SONES kii moom jumtuwaay yi kii moo koy jëfandikoo loolu suñ fa tollaa rek c'est que xam nañ ne war nañ mën a jubanti xool xalaat nag da war a def wàllu certification ñu joxaat nit ñi rendez-vous le 30 novembre ñu war a fexe ba jàllukaay yu bëri yi ngànk projet bi war a mën a pare nit ñi war a jéggi pont yi jéggi passerelle yi jóge ci benn côté raay bi dem beneen côté bi donc ñu tëj xàll wi ci mur bi ci wàllu sécurité parce que là dañu commencé waat nag jël train bi dugal ko ci xàll wi di def ay tests parce que projet bu ni mel am 25 000 volts ñu wax projet ferroviaire faut que ñu jëfandiku am jëmtuwaayu pare ci wàllu certification 30 novembre bi ñu jëm ku xool pont yi fu ñu tolloon ak fu ñu toll tey pont yu bëri yu ci bëri pare na kaay ñu ngi koy commencé di utiliser continuer ci loolu nag commencé jël train yi di def ay tests. kon 30 novembre yëpp pare pont yi. 30 novembre li ñu naan masse critique d'ouvrage de franchissement sera livré loolu laa waxoon suñ fa jógee nag jubu ni fin décembre war a pare lépp après nag train yi commencé dem tant que loolu amaguloo ko mënoo xalaat leneen lu dul il faut nga jaar ci certification projet bu ni mel du loo xam ne da ngay xëy rek jënd ñëw dugal que ci population yi avant ngay naan da ngay jaay nit mu jënd ticket nga dugal ko ci train il faut que mu am certification parce que ay affaire question de responsabilité la suñu paree loolu ñun ñu jébal suñu dossier Sistra ñoo xam ne ñooy liggéey ak ñoom ba pare Veritas dugg ci suñu paree loolu jébal ko certifier jox certification état du Sénégal ñu war a dem exploitation parce que président Macky Sall dafa ne du
du nangu sénégalais yi dugg ci projet bu ni mel tant que amuñu certification mooy condition sécurité yi. mais ni nga waxee ni app bu ngeen mës a joxe rek respecté ngeen ko mooy ni kon benn retard amul ci. nee naa la app bu ñu joxe woon respecté nañ ko wax naa la 14 janvier li ñu waxoon def nañ ko ñun ñi Sénégal yi teg nañ ci seen i bët 14 juin 2019 li ñu waxoon Sénégal yi teg nañ ci seen i bët 30 novembre li ñu waxoon la masse critique d'ouvrage Sénégalais yi dinañ ci duñ ci teg seen i bët parce que fii ba fin novembre jeex na mais ci projet dafa am planification am impact donc 30 décembre dinañu commencer. 30 novembre non 30 novembre laa wax la masse critique d'ouvrage ñu ngi actuellement guddi ak bëccëg ñu ngi ak population yi soo xoolee bu baax sax discussion yu bëri yi ñu xam ne ñu koy am ak waa Thiaroye ak waa Guinaw Rail parce que projet bi dafa jógee Diamniadio dem Dakar benn pàcc bi jógee Dakar dem Diamniadio ñaari pàcc yooyu ñu ngi tasee côté Thiaroye loolu mooy firnde ni que projet baa ngi jeex lii mooy li am ñi nekk ci chantier yi gis nañ ko actuellement loolu noonu nañu gérer projet bi ñu am ci nag mbégte gu bëri ñaan yàlla mooy ñu sutura mooy ñu ndam ñu yeggale ko ni ko président Macky Sall xalaatee ni mu ko bëggee pour ngënalu waa Sénégal. léegi kon réception technique dinañu mën a jot ci saxaar gi fin d'année léegi certification bi mooy processus bi nga décrire léegi est-ce que mën nañ xam ñaata temps lay jël wala temps boo xam ne lu mu yàgg bu ci àggee dina jeex. waaw xam na wax naa la tout à l'heure léegi am na dañu waxtaan léegi ci kanam nga d'accord ci loolu nga ne ma dootoo ma sax laajati question affaire délai parce que tu as compris nga ñëwaat di ma laajaat la même question nee naa la li ñu war a teg Sénégal yi ci seen i bët mooy ouvrage yi war a commencer lancer projet bi train yi di def ay test soo paree sa test jël sa document jébbal ko ñi lay jox certification kiy jox certification mooy décider ba état du Sénégal am décision ne nañu dugal Sénégalais yi ci train bi li gën a am solo mooy projet bi fu mu tollu tey gis ngeen ko rendez-vous nag bu ñu joxoon respecté nañ ko aussi nit ñi xamee ko noonu mais xam naa ne aussi dañu war a masawu waa Sénégal du question que projet bi dafa tardé mais gars yi coono gi moo metti ñu ngi leen di masawu bu baax coono gi nag ni mu méttee moo tax ñu naan mais lii kañ lay pare ñi xalaat ne dañu ne kañ lay pare parce que dafa tardé non kañ lay pare parce que dafa metti projet bu mel nii kenn mënul nag jël omelette te tojoo ay nen su doon nag omelette bi su c'est juste pour faj xiif mun nga muñ xiif gi su dee omelette bi dafay faj feebar da ngay yàkkamti pare ko loolu la ñuy def nii projet bi dafa metti ci population yi ñu ngi ak ñoom guddi ak bëccëg dañu ne lii metti na kañ lay pare waaye du lii dafa tardé wala tardé wul parce que nee naa la rendez-vous bu ñu joxoon respecté nañ ko. bu ñëwee njëg gi ticket yi nan lay demee est-ce que yéenay seet njëg gu leen neex ngeen fixé ko wala dafa am kuréel goo xam ne mooy daja xool wala nu muy demee. waaw njëg bi état moo koy fixé dama bëgg aussi nit ñi fàttali nit ñi APIX responsabilité am mooy defar projet bi jébal ko ministère des infrastructures géré ko état du Sénégal moo jël xaalisam defar projet bi du keneen su paree jël ko am compétence am xarañte kooku mooy ñëw mu jox ko mu dawal projet bi def transfert de compétence xam-xam bi ci ne ñu jox ko xale ndaw Sénégal ñu am ci ay xëy yu am solo gis ngeen tey ci suba 800 jeunes la ñu nar a embauché c'est-à-dire juróomi ñetti téeméeri doomu aadama sénégalais ñoo ko war a liggéey am compétence dawal ko loolu soo paree nga def analyse bi def nañu ay enquêtes ce qu'on appelle des enquêtes de préférence pour estimer ñaata sénégalais ëllëg ñoo war a mën a jël train bi soo xamee loolu nga xool aussi ñaata ci alal wala ci coût moo war a nécessaire pour projet bi war a mën a daw normalement après loolu nag état du Sénégal xool en fonction de trafic yi am tey en fonction aussi ci kattanu poche waa Sénégal naka la ñu war a mën a def ba sénégalais yëpp gis seen bopp war a mën a jël train bi nekku fi pour que sénégalais yi bañ ko jël état dina jël la bonne décision pour loolu jégg guñ fa. léegi ci wàllu kaaraange gi parce que ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ak saxaar gi am na lor ju rëy joo xamante ne nii mën na cee juddoo ndax courant bu am doole bi nga xam ni moom moo ci nekk ñooñu lan mooy sa principal message envers eux ci moytu fexe ba bañ a dugg ci biir. xam nga train dafa am ay xar kanamu ci wàllu kaaraange yu bëri ki nekk ci biir train bi ak ki nekk ci biti. ki nekk ci biti mooy ñi dëkk ci
xam ne ñuy dëkk ci wetam train bi dafa am électricité def nañ ay commission de sensibilisation dinañu waxtaan ak nit ñi expliquer leen danger bi ci am ni mu daan mel avant ngay jéggi raay di dem melatul noonu léegi xale yi football ci mbedd mi na leen sensibiliser sa bal tëb dem ci kaw raay bi amutuloo droit jéggi mur dem jëli sa ballon loolu ay communication yu bëri la mur itam seen dimension c'est des dimensions standards noonu la mur train di mel ci ci dëkk àddina bi yépp parce que certification bi aussi day valider loolu est-ce que mur bi ni la toll est-ce que mur bi ni fu mu toll baax na wala baaxul loolu yépp ay conditions de certification la dinañu dem ñoom foofu ci biir koñ yi vérifier nit ñi est-ce que ñoom ñëpp am nañu message wala information bu am solo fu xeetu weñ mooy fer nekk ci train ci yoon bi dañ koy def à la terre parce que 25 000 bolts dafa bëri bëraay boo xam ne nit xalaatul sax dugg foofu waaye li xew di daw indiwul jëye ci yeneen dëkk yi waa Sénégal mën nañ ko gàddu tam. SNCF moom mooy nday SENTER moom mooy exploité moom kañ lay dem nag comme yéen a tabax moom seen yëf ba mu bàyyi dem jox leen yéen ngeen exploité seen bopp. waaw xam nga lu mel nii foog nga ut ko am xam-xam am expérience. mu tàmbali ci tàmbali googu nag il faut mu am ay conditions jël ay Sénégalais di ci liggéey jox leen compétence bi gis ngeen ko ci suba xool aussi transfert de technologie ay éléments techniques yu bëri naka la ko war a def ba ñun ñu am compétence pour def ko fi nga dawal ko mooy li ñu naan délégation de service public damay moom suma tool aw ma jot béy jox la nga béyal ma à la fin de chaque saison ñu séddoo ma jox la sa wàll nga jël sa wàll ma jël sama wàll donc Sénégal noonu la koy defee fay leen seeni prestation loolu en général 3 4 ba 5 ans la après ñuy réévaluer waat suñu amee donc Sénégal li mu def mooy dafa créer la société de patrimoine moo xam ne mooy yilif la société d'exploitation société de patrimoine moo ko yilif moo ko jox programme li muy dawalee moo ko jox ay orientation ay instruction su paree nag ñu évaluer est-ce que on continue wala duñu continuer noonu la mbir mi demee. mais ba léegi am na ñoo xamante ne ni ñu ngi laaj seen i ndàmpaay yooyu te ñu ne woon xaalis bi tege na lan mooy seen jafe-jafe ci fay leen. non wax naa la ko léegi je pense que nee naa la ndàmpaay dafa sukkandiku ci ay dossiers sukkandiku ci ay conciliation ay discussion sukkandiku ci affaire ndono ci biir ay famille léeg-léeg dafay compliqué projet baa ngi daw ñoo xam ne seen dossier yegg na mat na ñu ngi leen di jox seeni xaalis tey dépensé nañu ci conciliation yi fu lu toll ni 56 milliards de francs CFA. État du Sénégal génne na 56 milliards juróomi fukk ak juróom-benn milliards francs CFA jox nañ ko waa Sénégal ci ndàmpaay des na aussi ñoo xam ne seen dossier matagul seen président Macky Sall décidé aussi ku amul titre foncier ci zone yi département de Pikine ay département de Rufisque jégleel na la benn suuf 150 mètres carrés jox la suuf parce que buggul nit ñi génn ci projet TER ñu génne leen seeni kër ñu dem di ndóol loolu le président Macky Sall def plus aussi ay programme d'accompagnement social yu am solo ci wàllu ñooñu ñuy liggéey ci forêt de Mbao les femmes les associations ay écoles ay dispensaires loolu lépp def nañ ko ci projet bi li président Macky Sall def ci projet bi ci wàllu indemnisation amul kenn ko mos a def defuñu ko sax ci autoroute à péage bi wax naa la ko léegi voilà. monsieur le directeur général ñu ngi lay sant di la gërëm.